comité exécutif national ici présent, di nuyu les membres du bureau politique, di nuyu les militants de tous bords ñu nekk Sénégal comme ñu nga xam ne ñi ngi bitim réew, di nuyu suñu mbokku taskatu xibaar yi ñëw pour couvrir événement bi. lii nag lu tax ñu woote ko dafa am solo lool ndax Sénégal ñëpp xam nañ dañu jëm ci élection yu am solo nga xam ne war neen tàbb ñu nga xam ne ñooy teewal askan wi ci pencum ndawu réew mi ñu koy wax assemblée nationale. loolu nag il faut que ñu addu ci tey ndax bu liste yi génnee ba tey naturellement en tant que chef de parti politique ñu ci bëri ñi ngi posé wu question di naan Souleymane Ndiaye lan moo tax investiruñ ko ci liste yi. militants yi am na ñu nga xam ne am neen naqar, ñenn ñi dem neen bay menacé ne duñu voter pour la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. moo tax ma ne tey damay ñëw pour indi leeral gindi militants yi wax leen ne man Souleymane Ndiaye intéressé wu ma par poste député mu leer. xam nga nit balaa nga koy tabb day fekk moom mu ne bëgg naa. nit walla kuréel su sampee benn association newul ne rek ku nekk ci bopp bi moom leen war a tabb à tout moment déedéet loolu day niru sax égoïsme. suñ parti am na ku ñu tabb ñu ngi koy nuyu au passage muy Cheikh Ngom. muy le directeur en charge de la stratégie de massification du parti. te damay fàttali ne ñun coalition bu ñu nekk mooy Benno Bokk Yaakaar. coalition boobu nag ay parti yu bëri ñoo fa nekk. son excellence le président de la république Macky Sall jiite ko. te ñëpp la jox cër. donc tàbb nag lu mat téeméeri nit ak nangam ci ay millions doomu aadama loolu day métti lool. il faut que nit ñi ànd ak dal xam ne ñun lu président de la république Macky Sall tànnee fa mu def ni ñun nous sommes en phase avec lui te dinañ ko accompagner jusqu'au bout. suñu militant ak responsable yu nekk base yu mel ni Goudomp ak Ziguinchor ñu ngi leen di ñaax wax leen ne neen ànd ak dal te topp discipline parti. parti soo si nekkee dafa am lu ñuy wax discipline de parti newul yow sa coobare rek walla sa xalaat ngay demee déedéet. président de la république ñu ngi fa investir ñun fas yéene neen jàppale leen xar suñu tànku tubéy ba nga xam ne dinañ fa am une victoire éclatante ci élection législative du 31 juillet incha allahu rabbi. mbir mi du mbirum nit maanaam du ma votel diw déedéet. élection législative lu tax mu am solo son excellence le président de la république ñëpp gis neen chantier yu mag yu mu entamé Sénégal te amaana suñ fi sàggane ba nga xam ne une opposition inconsciente
ñëw na au parlement ba imposer fa cohabitation su boobaa loolu baaxul ci réew mi parce que lu président de la république naal ci réew mi su boobaa mun neen taxaw ne ñun safaan ba leen bëgg te askan wi kenn du ci mën dara donc moo tax ñu ngi leen di ñaax ne nit ñi ressaisir xam ne suñu waxante dëgg secteur yu bëri suñ ko fi jëlee yaakaar naa ne président de la république am na jéego yu mag a mag yu nga xam ne def na ko ndar xëyul sotti te yàlla subhaanahu wa taala moom sax joxul ñëpp mayul ñëpp nit nag suy liggéey soo ko ne jërëjëf day yokku ngóora donc neen ànd ak xel neen ànd ak dal Ziguinchor tabb neen fa ku nga xam ne ci parti bi la bokk man nag lii daf ma gën a arrangé ndaxte suñu ma tabboon fenn damay dem di fa concentré wu te parti bi ñëpp xam neen doole bu mu am à Ziguinchor élection locale yi ñun jotuñ fa taxawal looloo waral candidat bu mel ni Ousmane Sonko ñëw gaañi largement waaye nag dinañ leen ne ñu préparé ndaxte su soobee yàlla ñun suñu ñëwee incha allahu rabi lu amoon loolu du amaat su soobee yàlla dineen wàcc liggéey bu baax a baax dineen am flexibilité jàppale département de Goudomp ak département de Ziguinchor incha allahu rabi loolu laa bëggoon tey ñëw waxtaan ak nit ñi mais également di ñaax également opposition bi neen ànd ak dal réew kenn du yee fitna ci réew ay du yem ci boppu borom nit soo demee ba nga jàpp ne yow den la tooñ am na ay kuréel yu nga xam ne moom la fi nguur gi teg mun nga dem su fekkee ne da nga am looy réclamer mun nga am dem defi sa recours conseil constitutionnel adoogul ci liste yi ñu bëri dem neen defi seen recours neen ànd ak dal ba conseil constitutionnel tranché te su tranché également nit ñi neen jox cër ñu nga xam ne ñoom leen jiital ne ñoom ñooy juridiction yi ak également suñ institution de la république parce que ñëpp xam ne ne justice bu dëgër moom mooy cëslaayu réew donc loolu fekkee ne dañu dem ba kenn respecté wu leen yaakaar naa ne loolu dafa baaxul si ñu nga xam ne ëllëg neneen bëgg neen jiite réew donc da nga war a joxe exemple bu baax loolu tax ñu ngi leen di ñaax ñun ñëpp bokk réew mi fekkee ne ku nekk da ngay naan suñ ma tooñee rek damay ñëw manifester toj yàq yaakaar naa ne loolu moom bàyyi may sax duñ ko def rawatina ñun ñu nga xam ne ay doomu aadama leen donc neen xam ne nguur yàlla subhanahu wa taala moom kese moom moo koy joxe moom moo ko wax qul allahumma malikul mulki tuutil mulka man tasha munoo jot si nguur si manifestation su ko yàlla tuddul yàllaa ko wax innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun lum na ma ne day am fala budda kenn mënu si dara day am mun neen ut nguur comme nu ko nit ñi yàgg utee Maître Ablaye Wade ñëpp xam nen nu mu fi meloon mais am na yu nga xam ne kenn du ko si gis ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc nen ut nguur gi mais également ñu ànd ak dal ak ñu respecter les règles les lois et règlements du pays parce que kenn nekkul au-dessus de la loi
maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaam